ngir am information yu wér te wóor abonneel Jéeri Jéeri TV bés cloche. asalaamaaleykum mbokki internet yi asalaamaaleykum yow bii safoo di seetaan Jéeri Jéeri TV saa su ne comme ni ma leen ko waxee rek man leen di dalal ci fi nga xamante ne mooy la télé de la nouvelle génération Jéeri Jéeri TV di ci ànd ak yéen ci suñu émission bi nga xamante ne mooy l'actu du jour parce que indi lépp loo xamante ne mooy actualité nañ la politique nañ la culture dinañ laal li nga xamante ne mooy sport waaye nee naa la dama ci leen benn yoon dama ciy ànd ak saa su ne avec mon ami mon frère El Hadji Mamadou Djiga asalaamaaleykum. maaleykum salaam Safia gannaaw ba mu la nuyoo maa ngi lay sant di la gërëm ci ni nga doxalee plateau bi ci loolu tamit ñu nuyu suñu mbokku téléspectateurs yi nga xam ne saa su ne ñu ngi ànd ak lii di programme Jéeri Jéeri TV di comme ni nga ko waxee di la télé de la nouvelle génération nga xam ni lépp luy jëm ci xew-xew ci jamono muy actualité dinañ ko fas yéene fàccee ci émission bi nga xam ni moom lañ tuddee actu du jour fas yéene ci feggoon nag sama sista Safia ñu daal di ci kanam tuuti rek ñu xuus ci li nga xam ne rek mooy xibaar yi. allez ñu xuus ci xibaar yi El Hadji Amadou du ma def lu dul ñu fas yéene bëgg naa nag ñu tàmbale ci li nga xamante ne mooy politique en ci biir politique bëgg naa ñu waxtaanee li nga xamante ne mooy affaire Ousmane Sonko ci institut de massage bi nga xamante ne mooy Sweet Beauty su weesoo loolu bëgg naa tamit El Hadji ñu waxtaanee li nga xamante ne mooy la régulation des réseaux sociaux li suñu président Macky Sall wax. su weesoo loolu tamit bëgg naa ñu waxtaanee li nga xamante ne mooy campagne de vaccination bi. fii ici au Sénégal. après campagne de vaccination ba tey ñun ci politique mbokki internet yi bëgg naa ñu waxtaanee li nga xamante ne mooy le nouveau emploi du temps. foofu nga xamante ne mooy ministère de l' éducation nationale bu ñu jógee ministère de l' éducation nationale foog ñu dugg fi nga xamante ne mooy ministère de la santé. xool situation du jour bi. su weesoo politique bi élage foog ñu waxtaanee li nga xamante ne mooy sport. ci la bokk. après sport ma dugg li nga xamante ne mooy fait divers baaxee ko mbokki internet yi ak mbokk yi nga xamante ne ñu ngi safoo di seetaan la télévision de la nouvelle génération di Jéeri Jéeri TV xaaj loo wax ci Ousmane Sonko. waaw comme ni nga ko waxee Safia ku ne xam na ni depuis quelques jours nii l' actualité dominante ci li nga xam ni rek mooy ni réew mi doxee mooy kaaw Ousmane Sonko ba tax na pour ñu wax ci dina nekk loo xamante ni ji du nekk lu yomb waaye il faut que ñu jéem a gëstu xool li nga xam ni noonu la mbir mi demee donte nag lu ci ëpp yoon moom moo ko yeyoo pour mën ci àddu ndaxte ñu ngi mën a enquête bi nous les journalistes lu ñu mën a def rek mooy di jéem a maanaam coppati ci lenn ci ay information di ko joxe selon les sources ndaxte nag nit ki looy wax na nga ko gëstu xool ko xoolaat ko bu baax ndaxte di wax ci nit walla ngay wax ci mbir dafa war a nekk loo xam ne ji dafa war a nekk lu leer lu wóor donte nag toujours nit ki nul n'est parfait mais na nga fexe ba teg ko ci fi nga xam ni mooy l'éthique et la déontologie bi nga xam ni mooy métier bi di ko ci loolu li ñu si mënagul jàpp rek mooy problème Ousmane Sonko bi ku ne xam ne mi ngi am ci institut beauté boobu ñuy tuddee Sweet Beauté alors Sweet Beauté boobu nekk fii ci Ndakaaru kii di njiitu Pastef bi doon na fa dem ci li ñuy jot ci ay xabaar ni da doon maanaam defar yaramam docteuram digal ko pour lu jëm ci wàllu wér-gi-yaramam loolu nekk loo xamante ni ji ci déclaration bi nga xam ni def na ko démb ci devant la presse télévision yu bari diffusé ko à savoir nos confrères de la Sen TV en exclusivité alors wax na fa ni weddiwul ni daana fa dem mais ci dem bu mu fa doon dem bu fa musaa dem du xale bu jigéen boobu rek la doon nekkal ñuy fàttali ni xale bu jigéen boobu mi ngi tudd Adja Sarr ki nga xam ni tamit mooy borom institut boobu ndaw soosu collé nañ ko tur yu bari yoo xamante ni ji finalement loolu dafa mel ni mbir mi am na lu ci laxasu ndaxte boo dee xool soxna si jokk nañ ko jox ni Ami Diop la tudd enquête bi continuwaat ñu ni Absa Diagne la tudd ñu demaat ba ci diggante bi ñu ni Fina Coulibaly la tudd et selon li nga xam ni mooy information yi ñu jot ndaw si ni mu tudd dëgg mi ngi tudd Ndeye Khady Ndiaye Ndeye Khady Ndiaye boobu mi ngi juddu ci le 13 juillet 1988 foofu ca Kaolack voilà moom la ñu def ci registre bi alors mu nekk loo xamante ni ji xoolaat ko ci ni ñuy joxee information yi aussi lu am solo la ki nga xam ne xale bu jigéen bi la moom mi ngi am lu tolloog ñaar fukki at 20 ans di Adja Sarr mi ngi bàyyi ko ci Fatick moom Fatick kon xam nga ni Fatick ku ni Fatick ni Saalum
kon xaj na am na lu leen di ñoom ñaar ki moom institut beauté bi ak ki nga xam ni moom moo taqal kii di Ousmane Sonko ci wàllum viol. mu nekk loo xamante ji aussi li ñu si mën a jàngat ba tey mooy xale bu jigéen bi di Adja Sarr ku passé enfance bu métti la passé. voilà ndaxte moom bi mu xamee ni dafa nekk xale dafa teel a ñàkk ki nga xam ni mooy waajuram bu jigéen. voilà bi nga xamee ni waajuram bu jigéen làqu na génn àdduna. papaam jël ko ci à l'âge de 14 ans la ñu indi fii ci Dakar selon les sources ñu indi ko fii ci diwaanu Dakar mu nekk fi kon xam nga ni bu amee 20 ans 6 ans def na ko Dakar. voilà ñii ni bi mu ñëwee nag liggéey jot na am liggéey yu mu jot a def xam nga rek xale jigéen ñi jógee dëkk ba dañuy wër di wut liggéey di wut xañ na ba yàlla tasale kook ki nga xam ni mooy Ndeye Khady Ndiaye di borom Institut Beauté alors mu borom Sweet Beauté autant pour moi mu daal di xañ na commencé liggéey ak moom. si loolu nag bi fa Ousmane Sonko demee si propos yi nga xam ni leeral na ko démb face à la presse nee na moom weddiwul ni doon na fa dem mais dem bi mu fa doon dem nekkul woon ni xale bu jigéen bi la doon nekkal moom kese nee na moom bañ ne ko sax bu fa nekkoon ñaar la ñuy doon voilà ñaar la ñuy doon moom Adja Sarr boobu ak beneen nattangoom ñoom ñoo ko doon massé te massage boobu li mu si jublu woon nee na demul pour def ko bakkane wala yooyu mais délivré na sax li nga xam ni mooy certificat médical bi wane ni docteuram moo ko waxoon ci wàllu wér-gu-yaramam soxla na ñuy noddanti yaram bi maanaam di ko massé loolu moo ko fa yóbboon te nee na sax am na beneen institut massage bu mu demoon mais nee na benn yoon la fa dem delluwaatu fa ndax dafa cher bi mu ñëwee fii ñu tegtal ko mu gis ni confort bi baax na te cheru mu continuer fa di fa def ay massage am ba li nga xam ne bett na ko mu jot ko comme information jot na ko mu nekk mbir moo xamante ni ji lu ko bett la ci li nga xam ne mooy jiñ boobu nga xam ne jiñ ñooñu sàkku gi nga xam ne doon ko sàkku xale bu jigéen bi mais li ci gën a yéeme mooy bu ñu fàtte ni Ousmane Sonko député la waa section de recherche bu gendarmerie bu Colobane envoyé nañ ko benn convocation mais d'après nos sources Sonko dafa xotti convocation bi daf ko xotti parce que nee na moom du noonu lañ koy convoqué parce que dafa am immunité parlementaire te loolu ça se fait comprendre parce que immunité parlementaire fekkee député bi da ko am wala koo xam ne président la wala genre mënoo tëb rek jël ko noonu yóbbu ko ci yoon. il faut que mbir mi dafa am hiérarchie. il faut ñu dem yóbbu maanaam mbir mi ci assemblée nationale ñoom am pouvoir voter ba nga xam ni dina ekkati loolu nga xam ni mooy kiirlaay loolu nga xam ni moo ko teye mën a wuyu ji ci yoon. léegi ci loolu tamit li nga xam ni mooy beneen phase bi Sonko mën nañ ko jël sans autant ñu jaar fi nga xam ni mooy assemblée nationale mais avec l'avis du procureur de la République nga xam ni moom dina def benn circulaire boo xam ne maanaam benn requête boo xam ne da koy envoyé président de l'Assemblée nationale boo xamante ni ji au retour ñoom sans ñuy siéger mën na ko confirmer ni que pour ñu topp Sonko pour mbir yi leer war nañoo mën a dindi li nga xam ne mooy immunité parlementaire bi mais loolu tamit day dépendre ci ñi nga xam ni ñooy nombre de députés yi nekk foofu di siéger ñu majorité bi ànd ci nañ ko dindi su fekkee ni ñi wax ni duñ ko dindi dafa néew pour ñu yóbbu ko ci yoon day metti loolu mu nekk loo xamante ni ji aussi c'est à suivre ndaxte enquête bi gars yi ñu ci continuer ba xam fan la wane di mujjee ki gëtam waaye li ci mujj rek ñu jot ko comme information mooy farandoo yi nga xam ni ñoo ànd ak Sonko bu ñu fàtte ni Sonko kilifa la te jëloon na 3e position ci élection présidentielle 2019 yi ñu génn Macky Sall jiitu Idriss Seck topp ci moom mu ñëw topp ci ba ñu jàppoon ni bi Idriss Seck demee rangé wu ci ki nga xam ni mooy président Macky Sall dañu jàpp ni moom actuellement moo war a nekk chef de l'opposition kon kooku c'est pas n'importe qui dans ce pays ba tax na tey ndaw yu bari nekk nañu foofu ci buntu këram foofu ci nga xam ni fa lañu yaakaar ni police ak maanaam ndaw yooyu ñu ngi jàmmaarloo ba ay grenades lacrymogènes ñu ngi ko fay sànni pour disperser leen loolu lépp mu nekk loo xamante ni ji yaakaar naa ni li ñu ci mën a jàngat rek mooy réew mi toll na foo xamante ni Safia soxlawul lu mel nii parce que situation oblige coronavirus bi mi ngi fi lëmbe àdduna bi sonal sénégalais yi sonal africains yi sonal ñëpp ñi nga xam ni surtout couvre-feu bi nit ñi dañu étouffé instant bi ñu bëgg ci boolewaat ay affaires politiques ay tensions politiques loolu nekkul loo xam ne dëppoo na ak fi mu toll nii mooy tolluwaayu Sénégal.
voilà kii mooy ki nga xamante ne El Hadj Mamadou Diegane, mais c'est vraiment pour l'information yi yaakaar naa ne ñi nga xamante ne ñu ngi seetaan Jëri Jëri TV bi nga xamante ne mooy la télévision de la nouvelle génération am nañu contentement mais Hadj bu weesu Ousmane Sonko bëgg naa ñu waxtaanee li nga xamante ne mooy réseaux sociaux yi. ndax Hadj réseaux sociaux yi nii bon ñu ci bari ñu ngi ciy liggéey. di joxe ay information ndax lii nga wax léegi anaama ki nga xamante ne mi ngi seetaan Jëri Jëri TV ak suñu yeneen mbokki naataango ku leen di suivre di nga am actualité mais it daf ci am ñoo xamante ne xibaar bu baax tax leen jóg am ñoo xamante ne yàq del nit moo leen tax a jóg am ñoo xamante ne génne ay vidéo yi nga xamante ne naka su dul noonu moo leen tax a jóg la nga am loo ci wax. xam nga Sophia point boobu dafa nekk point bu am solo point bu sensible sax laa ko mën a wax ndaxte boo xoolee ñu ñuy liggéey ci presse des fois ñun am nañ groupe journaliste boo xam ne nii assainir la presse lañ ko tuddee maanaam assainir soo ko déggee mooy loo xam ne dañ ko war a xool segg ko càmbar ko ba nga xam ni lu ci bokkul wala ñu ciy doxalee nag su dul noonu ñu jéem leen a xool nan la ñuy waxtaanee ak ñoom doo leen beddi nag parce que ñoom ñëpp ay sénégalais lañu ñoom ñëpp tamit dañoo jóg ngir daan seen doole mais duñ leen buntu xotaal duñ leen vexé duñ leen wax bu tegginiwul mais dinañ leen woo parce que nee na nit ki bu réeree wala mu dox te teguwul ci yoon la meilleure façon pour nga maanaam recadrer ko da nga koy woo waxtaan ak moom ci njekk voilà ak teraanga su ko defee di nga ko mën a orienter xaj na la muy def am na koo xam mi ngi si devant clavier am la muy bind ak la muy def peut-être ñàkk xam moo tax mu koy def mais peut-être bu defoon formation métier bi éthique et déontologie ñu wax ko selon les règles yi nga xam ni moom la war a suivre ak li nga xam ni moom la war a moytu kon xaj na du def loolu donc ñooñu il faut da nga leen di jéem a xëcc waxtaan ak ñoom jéem leen a recadrer teg leen fi nga xam ni fa la ñu war a tegu wax leen ni ngeen di defee du nii. mais Hadj. waaw foofu dinaa la doon tuuti may jéego na am na ñoo xamante ne li ñu ci wax nii yëpp fekk leen ci. xaaruñu ko ci. mais c'est-à-dire ki nga xamante ne ay vues moo ko ñor. ndax ils se disent que ni YouTube dafay fay. mais ni la YouTube di fay. ba mu jaxal la. nga jël li nga xamante ne mooy sa nawle. sa mbokku jullit. nga yàq deram. bu dee kuy sëy nga yàq àddina. bu dee góor nga yàq àddina bu dee xale nga yàq àddina. loolu est-ce que xaalisu YouTube jàpp. Safia, il faut m'expliquer une chose. Dans ce milieu, il y a, surtout au niveau de l'Internet, il y a ce qu'on appelle des youtubeurs. Il y a des blogueurs. Il faut pas facettes. Il y a des youtubeurs, il y a des blogueurs. Il y a même ñi nga xam ni tey li leen soxal mooy lan ay influenceurs lañ leen tuddee wala ay communicants. dafa bari ay facettes bu ma la ko doon limal tey du fi jeex ñooñu si beneen facette li leen intéressé nekkul éthique et déontologie mais ñoom nu ñu amee maani bi waaw ñoom nu ñu amee xaalis bi nañu wax Safia lu ñaaw taqal deram rek dugal ko ci net bi rek mu am ay vues ñoom à la fin du mois ñu mën a dem YouTube fay leen xaalis bu dul jeex ñoom loolu moo leen intéressé ñooñu ñun taxuñu ñuy wax ñooñu taxuñu ñuy wax mais dañuy wax ñi nga xam ni man j'en sais quelque chose il y a suñu mbokk yoo xamante ni ñi ngi ci milieu bi xaj na amuñu formation bi nga xam ni moo leen war a permettre ñuy exercer métier bi mais il y a ce qu'on appelle la formation par l'État sur l'État autant pour moi voilà loolu day nekk loo xamante ni ji aussi dina permettre kooku bu yàggee ci métier bi mu taseeg ay professionnels ñu koy xelal di ko wax defal ni bu yàggee day bokk. waaw bu yàggee day pro day bokk mais ñi ma mënta comprendre mooy ñi nga xam ne ce qu'on appelle des youtubeurs indexé wu ma kenn nag yéen ñi ñuy seetaan yéen ñi nga xam ni li leen intéressé mooy rek ngeen ñëw dugal naka su dul noonu nit ñi seetaan ko parce que adduna bi Sénégal rawatina lu ñaaw la ñu gën a nungoo seetaan tey boo dugaloon benn vidéo boo xamante ni ji jëri dugal na benn imam buy waaraate ak yooyu boo ci amee 100 bi dawal ba dam nga ñëw dugal jël suñu benn claf wala suñu benn frère bi wax ci moom benn wax bu naka su dul noonu rek xoolal di nga ci am 100 wala 200 000 vies parce que loolu mooy tolluwaayu monde adduna bi fi mu toll nii dañuy inspirer côté négatif côté positif léegi nous sommes au monde en l'envers voilà nit ñi li ko positif léegi lu kii daanaka xoolatuñ ko lu négatif rek la ñuy jéem a kii am na nit ñoo xam sax say suñu romboon fee ñaari nit ñoo xam ne ji dañuy saafonte di nuyoo jàmm sant affaire du leen intéressé mais jikko ñu ni ñaañee dañuy xeex rek fees na del naturellement adduna bi moo toll foofu bon donc
niveau yi. Voilà, donc ma ci profito di lancer wale un appel à nos amis yi nga xam yépp ñu ngi liggéey ci internet. C'est votre gagne-pain, hein? Voilà, on ne vous condamne pas, c'est votre gagne-pain, mais revenons sur terre et gardez la tête sur les épaules. Ngeen bàyyi xel ki ngay bindal wala ki ngay jël image am di ko dugal na nga xam ni doomu aadama la. Boo xoolee ni sa pap bu defoon nag su du noonu doo ko siiwal, sa sister bi nga bokkal wala sa frère wala sa mbokk wala sax sa dëkkandoo wala sa xarit bu defoon nag su noonu da nga koy fexee nëbb jàppe ko comme noonu. Bàyyi leen utum dërëm mi ba tax ngeen yàq deru nit ki parce que xaalis bi dafay jeex te yàq deru nit ki dootul mën a jeex ba faw. Kon loolu nekk na loo xamante ji son excellence monsieur le président de la république di njiitu réew mi su demee ba jël ci benn dispositif ni dina jël teg benn dispositif boo xam ne dañuy veiller à ce que ñi nga xam ne ñoo nekk ci réseaux sociaux yi ñu xool ñu leen ni jéem a réduire encadrer leen teg leen ci yoon ñu koy liggéey ci cadre boo xam ne ci cadre bu positif lay doon bu ànd ak professionnalisme. Loolu yaakaar naa ni loolu su ko defee dinañ dimbali ñun ñi mais dina dimbali tamit ñi nga xam ni ñi ngi doon tegu ci yoon woo xam ne ji xañ na dafay gauche trop. Loolu yaakaar naa ni bu ko defee dinañ ci bàyyi xel comme que kilifa gi nga xam ni mooy le père de la nation à savoir le président Macky Sall su waxee loolu yaakaar naa ni nekkul loo xam ne ji ay waxantu la nekkul loo xam ne ji lu ñuy maanaam teg nii rek bàyyi ko ci tiroir yi non 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 kon yaakaar naa ni loolu nañ ci bàyyi xel bu ko defee day riime ak li nga xam ni mooy code de la presse bi nga xam ni ñu ngi koy xeex bu dégg bëccëg pour que presse Sénégal bi ñu teg ko ci maanaam condition yoo xamante ni ji journalistes yi kuñ ciy recruter yi di nga am contrat ñu fay la salaire bu baax. Carte presse bi mu nekk carte nationale nga xam ni Safia mii su tàllali brandiree carte am dinañ xam ni kii mi ngi ci milieu bi keneen noonu ba ci techniciens yi ñëpp ñuy liggéey ci presse ñu encadrer leen teg leen ci maanaam ay conditions yu leer yoo xamante ni ji fu ñu taxaw dañuy diñ ci li nga xam ni mooy profession bi di ko liggéey ñi nga xam ni noonu lañ ko sàkkoo. surtout merci beaucoup El Hadj Mamadou Djiga El Hadj li nga xamante ne ñu ngi koy waxtaanee fan yii yëpp suñu mbokk suñu naataango di ko waxtaanee mooy li nga xamante ne mooy campagne de vaccination vaccin yi ñu ngi war a ñëw Sénégal yi ñu nekkuñu ko xam nga Safia point boobu man bind naa ci ba sonn wax naa ci waxati ci waaye duñ ci tàyyi lu tax duñ ci tàyyi parce que dafa nekk situation bu étrange. Pourquoi? Parce que li nga xam ni mooy vaccin yi tëbul tëb rek juddu dafa am toute conséquence à une cause bi mooy lan mooy la maladie bi nga xam ni mooy Covid-19 nga xam ni sonal na àdduna bi yépp même les puissants les pays yi nga xam ni ñoo gën a puissants ci monde bi à savoir États-Unis France Angleterre Allemagne ba yeneen dëkk yi nga xam ni ba Canada xam nga ku xool mbas mi li mu fa def loolu dañuy ñaan yàlla sax bu mu dugg Afrique voilà bu mu dugg Afrique parce que man j'en sais quelque chose doon naa dégager ay chiffres quotidiennement par rapport à la situation de la pandémie et sa propagation. Alors du coup li ma ci mën a def comme jàngat premièrement mooy di saluer li nga xam ni moom le gouvernement Sénégal taxawee en tant que journaliste parce que bu ma nee saluer peut-être bon mooy li nga xam ni matuwaay la jël nañ ko pour gën a mën a xeex ak li nga xam ni mooy mbas mi. li nga xam ni moo nekk ci ginnaaw nag kooku ça n'engage que la personne ak xalaatam parce que chacun est libre de ses pensées parce que liberté d'expression dafa am ci li nga xam ne mooy pays démocratie mais ça ne veut pas dire que nag nit ñi war a mën a am benn taxawaay wala benn ngëm-ngëm ni vaccin yi baaxul nangam di dugal ay affaire politique di ci dugal ay yoo xam ne ji bokku ci te ku ne leen sangul yaakaar naa sa taar la bëggal te depuis suñuy maam ba léegi dañ doon sangu di set kon yaakaar naa ni comme dañ doon sangu di set nag bu ñu dem ba tollu fii nag di nangu ku ñuy xëpp suuf wala ku ñuy tilimal wala ku ñuy taqal loolu bu boobaa nag dañuy laaj ñun ci ban Sénégal lañ nekk ci ban Sénégal lañ nekk mooy lan at yi ñu passé il y a 30 ans il y a 20 ans muy yow muy man xëcc nañ la ñàkk la programme élargi de vaccination amul ko ci jaaru ñu ñi ñëpp waaw nga nekk xale ba di nga nekk mag xëcc nañ la puus la dugal la ñàkk la
te booba xañ na situation bi demewul woon nii mais fii feebar bi toll ci àdduna bi réew yu bari yi nga xam ni ñooñu gën a ëpp puissant ëpp ñu doole ñi ngi commencé nañ seen i vaccin d'abord mais nañu moytu internet bi de grâce sénégalais yi nañu moytu internet bi ay nit di def ay vidéo ñooñu ay c'est des peut-être c'est des personnes mal intentionnées mais Safia man tey su ma neexoon mën a yow fii ñu toog fii kalaaf ñoom dëpp ñu caméra ñu wax lu ñu neex def benn semblant jouer benn film def benn vaccin daanu club ñu ni way daal di wax daal ni gis ngeen kii dañ koo ñàkk bi ñu ko ñàkkee la daanu dee ñàkk bakkanam mais yooyu attention nañ ci def attention sénégalais yi il ne faut pas être naïf par rapport à une telle situation parce que il faut ñu xam leen Safia ñun Sénégal nekk na réew boo xamante ni ji du dañuy indi vaccin noonu rek ñu ñëw rek ni ko cuuti Safia am nañu suñuy spécialistes yoo xamante ni am nañu institut Pasteur mooy institut bi gën a mag ci Afrique institut boo xamante ni sax day concurrencer ak les laboratoires européens kon c'est pas n'importe quel institut sous région bi yëpp ba yéene kii ku ci am ay yoo xamante ni ji dañ ko war a maanaam ay analyse dañ koy indi fii poche yi dañ koy transférer par avion pour ki ñu koy indi fii testé ko yóbbuwaat ko kon institut boobu du institut bu ndaw en même temps ñu am benn docteur éminent muy à savoir professeur Souleymane Boub nga xam ni li mu liggéey ci virus sida kenn waxatu ko kooku moo jiite IPRES voilà kii IRES mën a IPRES sax waaw moom moo ko jiite léegi moom ci côté boobu moom it mi ngi ciy liggéey bu am solo ba ci li nga xam ne mooy variant britannique bi ñuy wax dugg na Sénégal nga xam ne benn ressortissant indien moo ko fi indi mais sortie bi mu defoon dalal na xelu Sénégalais yi ni maîtriser nañu kii boobu nga xam ni ñu ngi ko maîtriser actuellement pour mu bañ a law ci biir réew mi bay gën a yokk li nga xam ni mooy maanaam feebar bi ci biir askanu Sénégal te variant boobu moo nekk variant bi nga xam ni moo faagaagal Europe faagaagal États-Unis kon bu ñu ñaan yàlla mu dugg fi voilà kon ci loolu boo xoolee li nga xam ne mooy vaccin bi ma dellu siwaat kii di ministère de la santé et de l'action sociale en l'occurrence monsieur Abdoulaye Diouf Sarr et son équipe déjà commande yi décelé nañ ko présenté na programme bi ci conseil des ministres le 5 depuis le 5 ci mois bi loolu bu fekkee am na ñu étaler li nga xam ni mooy campagne de vaccination bi ñu programmé ko ci 1,3 million de doses kon su ma la ko mënee expliquer mooy première campagne bi lu toll ak 1,3 million personnes des Sénégalais dinañ leen vacciner ci première campagne bi kon loolu nañu delloo ci xel yi te gis nga Safia nit ki ginnaaw bala yàlla sàkkee olof yi dañ koy faral di wax yàlla du la sàkk ci fukki fan rey la ci juróomi fan man loolu laa gëm man à ma personne man en ce qui me concerne vaccin yi su ñëwoon tey ah damay vacciner su fekkee damay dee kon ma xam ne man jour boobu laay faatu. donc du doon luy reyee sax xaaj ndax man foofu noonu nga waxee dama ciy lancer message ñi nga xamante ni suñu waajur yi mais xawatina suñu waajur yi nga xamante ni ñuy diggante 90 ans 75 ans ba 50 ans. ndax ñooñu anaama feebar bi ñu la gën a sonal. te am na si ñoo xamante ne jàngoon am na si ñoo xamante ne amuñu jot seetaan. tout à fait amuñu jot xool li nga xamante ne mooy internet bi. mais bu ñuy dégg ay rumeur que ni vaccin yi c'est pas sûr ñooñu dañu ci. te mag tiit àttalu ko. donc yow bi nga xamante ne yaay sama yaay ngay sama maam vaccin bi ñëwee ci sama xalaat nga normalement ci mag yi lañ ko war a njëkkee. ndax ñoom ñooy priorité suma juróom. tout à fait. bu ñu ñëwee ba nga xamante ne ñëw ne seen kër yi fas yéene leen vacciné. vacciné seen wér gu yaram la. ndax Covid bi foog ñu jéem a trouver solution boo xamante ne dañ ko fiy jëlee. tout à fait mais pas ay nekk fii di kaf di foo. di ree wax def ay vidéo yoo xamante ne. pour kaf foo ree. voilà loolu am na solo ma dolli si rek li nga xam ni moo jëm ci ba tey rek ci li nga xam ni mooy maanaam vaccin boobu. ci pàttali xam nga am na vaccin bu ñuy wax BioNTech. BioNTech boobu c'est découvert par un couple boo xamante ni ji ñu ngi nekk fële ca Texas au niveau des États-Unis ñoom bi ñu découvrir li nga xam ne mooy vaccin boobu Sénégal dañ ko présenté ay échantillons yu bari mais bi mu defee càmbar d'après ak spécialistes yi ñu daal di choisir li nga xam ni
mooy vaccin bi nga xam ne moom la ñu tuddee COVAX. vaccin COVAX boobu mooy vaccin bi nga xam ni Chine ñoom ñoo ko kii te ñoom instant bi Chine moom la ñuy utiliser te amul benn effet ñu ngi ciy dox def ay jéego yu am solo. après Sénégal nag bi ñu defee seen i njàngat ba kii si la ñu daal di jël li nga xam ni mooy maanaam vaccin boobu ñu tuddee COVAX nga xam ni chinois yi ñoo ko découvrir après ci loolu si la ñu am convention ak ñoom pour première commande bi ma la wax sànq mu toll ci 1,3 million doses yoo xamante ni war nañ ko libérer pour démarrer ko bientôt campagne de vaccination bi ñuy fàttali campagne de vaccination boobu ñu ngi koy jëkkee ci corps médical bi. ak ñi nga xam ni ñoo nekk ci armée bi xam nga ak ñi nga xam ni ay maanaam ay autorité référentielle lañ yoo xamante ni parce que dañ ni booy digle cangaay da ngay sangu day fekk nga set. voilà kon programme bi ñoom noonu lañ ko kii personnel de santé yeeg homme de tenue yi ak ñi nga xam ni ay autorité lañ ñoom la ñuy jëkkee vaccin yi pour que nit ñi ak seen bu ñu gisee loolu après seen fit mën a dal seen xel mën a dal bu ko defee ñu daal di mën a xuus nag dugg ci li nga xam ni mooy vaccination bi ñu ñaan yàlla def ci tawfeex ba mu jur jàmm bu ko defee ñu génn ci ak jàmm parce que njiitu réew mi ak askanu Sénégal ak adduna bi yëpp li leen soxal mooy mbas mi jóge fi moo ñu yitteel xaaj bu weesoo loolu bëgg naa ñu waxtaane li nga xamante ne mooy emploi du temps bu ministère de l'éducation nationale ci li nga xamante ne mooy milieu scolaire. tout à fait comme ni nga ko waxee xam nga ni durant 10 jours élèves yi nañu bëroon maanaam dañu nekkoon en vacances. waaw voilà dañu jëloon vacances. d'ailleurs sax y en a des parents yoo xamante ne parents d'élèves yoo xamante ne bon comprendre ñu vacances lan la du école yëpp ñooy bind message. tout à fait envoyé message bi école yëpp ñooy. envoyé waa parents yi c'est vrai mu nekkoon loo xamante ni ji vacances yooyu ñu bari bu ñu ko waxee dina xaw a jaaxal ci moment bi ñu ko jëlee. mais loolu lépp dafa bokk ci ay paramètres yoo xamante ni ji dina gën a permettre ñi nga xam ni ñooy kilifa yi ñuy dénk njàng mi njàngale mi ñu xool nan yan matukaay lañ gën a mën a jël ngir teg li nga xam ni mooy maanaam emploi du temps bu bees bi ñu joxe nii parce que loolu mënuñu woon xale yi di jàng professeurs yi di dem enseignants yi di dem ministère de l'éducation personnel bi tamit di dox seen soxla ñu kii mais il faut ñu siéger ak syndicats yi parce que du ministère rek de l'éducation nationale dañ ko dénk rek moom mooy xëy rek génn benn décret wala benn arrêté nii lii la ñuy def da koy waxtaane ak ñi nga xam ni ñooy syndicats yi ak ñi nga xam ni ñoo seq njàng mi njàngale mi voilà loolu moo waroon noonu ñu jël stand-by boobu pendant 10 jours loolu léegi nag bi ñu ci génnee la ñu jël dogal ni cours yi léegi kon xale yi di xëy di gontu léegi dañuy def journée continue léegi journée continue boobu dina permettre ñu mën a def li nga xam ni maanaam espace kii parce que ñaari proposition ñoo amoon double flux yaa ngi koy fàttali ko voilà ñi groupe bi dañuy ñëw suba bu ngoonee ñuy ñëw après bi ñu demee ba entre temps nag ñu mujj trouver benn terrain d'entente ñu ni loolu lépp va-et-vient bi ba tey du dañ parce que ñii dinañ ñëw suba gi bu ngoon gi beneen groupe kiiwaat déplacement day am te feebar bi déplacement bi dañuy lay bañ kon ñu daal di mujj ni léegi dañ koy def journée continue ci nouveau emploi de temps bi désormais nouveau emploi de temps bi pour bi nga xam ni ministère de l'éducation nationale tëral na ko mooy journée continue lay doon xale yi dañuy xëy suba teel 8 heures ñi am cours 8 heures kii ñu prolongé ba 14 heures bu ko defee là ñu daal di mën a arrêté cours yi ñi sori mën a ñibbi à temps ñi nga xam ne tamit même bu ñu soriwul ñu mën a ñibbi seen kër tranquillement toog réviser seen leçon ci côté boobu daal loolu la kilifa gi nga xam ni mooy ministère de l'éducation nationale daal di jël ànd ceeg ñi nga xam ne ñooy syndicat enseignants yi ak ñi nga xam ne ñëpp ñoo nekk autour de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur pour ñu gën a mën a teg njàng mi ci li nga xam ne mooy ay conditions yu baax ba ñu mën a éviter li nga xam ne mooy année blanche. xaaj bëgg naa tamit ñu waxtaanee li nga xamante ne mooy situation du jour. ci Covid-19 bi. tout à fait loolu moom daf nekk loo xamante ni sax mooy pàcc bi gën a am solo boo dee xool sax ci acte jour bi ndaxte pàcc la boo xamante ni ji chaque jour ko jëfee incha allah dinañ ciy ñëw pour suñu mbokk internet yi ñuy seetaan moo xam ñu jege wala ñu sori ñuy mën a xam lan moo xew ci tolluwaayu mbas mi ci réew mi ak ci gox-goxaan yi nga xam ni ñoo ëmb Sénégal ci loolu rek tey ñu ngi toll ci communiqué bi nga xam ni mooy numéro 346
bi mbas mi duggee Sénégal ak léegi tey mooy ñetti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-benneelu communiqué bi nga xam ni ministère de autant pour moi ministère de la santé et de l'action sociale def na ko ngir yegg xabaar yi askan wi ci ni mbas mi di doxee ci biir réew mi ci bésu tey bi jot nañu xool ci test yi ñuy def lu tolloog 2361 tests maanaam ñaari junni ak ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak benn doomu aadama yoo xamante ni ji jot nañu xool seen wàllu wér-gu-yaram ci seen biir 297 ñoo ci amee doomu jàngoro bi muy ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaari doomu aadama yoo xamante ni ji nemmeeku nañu doomu jàngoro bi mu nekk benn taux de positivité boo xam ne mi ngi toll ci 12,58% maanaam téeméer boo jël fukk ak ñaari ak lu topp amee nañu li nga xam mooy doomu jàngoro bi. ñu daal di koy teqantale nag nii ci ñi nga xam ne ñoo amee doomu jàngoro bi lu tolloog 100 contacts suivis maanaam téeméeri nit yoo xamante ni ji ñi ngi ci loxoy docteur yi ñu leen di toppatoo ñu xam seen feebar bi ci topp mooy 197 cas yi nga xam ni mooy téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaari doomu aadama yoo xamante ni ji ils sont issus de la transmission communautaire nga xam ni moo sonal ñëpp maanaam ñoom seen feebar bi ñu nemmeeku seen yaram. xamuñu ñoom boo leen ko laajee fan lañ ko jëlee xamuñu ko docteur yi tamit xamuñu ñooñu kan moo leen contaminé loolu la ñuy wax cas communautaire mu nekk loo xamante ni ji lu doy waar la ci ni mbas mi di doxee ci loolu rek bés ni ki tey xamal nañ ñu lu tolloog 295 patients maanaam ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróomi doomu aadama wér nañu ci kàttanu borom bi ba dellu seen i kër ak seen i njaboot lu tolloog 58 cas grave maanaam ñi nga xam ni ñu ngi ci salle de réanimation yi ñoom ñu ngi toll ci juróom fukk ak juróom-ñetti doomu aadama yoo xam ne ji docteur yi ñu ngi leen toppatoo ñu nekk ci salle de réanimation nag bu ñu ko waxee rek dafa xaw a metti waaw njàqare dafay am parce que mooy ñi nga xam dañu nekk ci état critique voilà dañu sonn voilà ñooñu yóbbu salle de réanimation jot nañ ci nemmeeku tamit lu tolloog 7 décès maanaam juróom-ñaari nit yoo xam ne ji jot nañ ñàkk seen bakkan ci diggante bésu démb bi ak tey si bi mbas mi duggee Sénégal ci weeru mars ñaari fan ci weeru mars ba fi ñuy waxee yéen Sénégal jot na am lu tolloog 29057 cas. lu mu arrêté muy ñaar fukki junniy nit ak juróom-ñeenti junniy nit yu taftal juróom fukk ak juróom-ñaari doomu aadama yoo xam ñi jot nañu laale ak doomu jàngoro bi si ñoom nag lu tolloog 23854 wér nañ ci maanaam lu tolloog ñaar fukki junni ak ñetti junniy nit ak juróom-ñetti téeméer ak juróom fukk ak ñeenti doomu aadama ñoom jot nañu wér bi mbas mi duggee ci réew mi ak léegi bi mbas mi duggee ci réew mi ak léegi nag li nga xam ne ñoo jot a faatu ñàkk seen bakkan toll nañ ci 689 décès maanaam juróom benn téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeenti doomu aadama ñoom ñàkk nañ ci seeni bakkan ñi nga xam ni jamono yi ñuy wax yéen ñi ngi ci loxoy docteur yi ñuy toppatoo li nga xam ni rek mooy seen wér-gu-yaram toll nañ ci 4513 patients maanaam ñeenti junni ak juróomi téeméer ak fukk ak ñetti doomu aadama yoo xamante ni ji instant bi ñuy wax yéen ñi ngi ci centre de traitement yi ak lalu hôpitaux yi ñuy saytu seen wàllu wér-gu-yaram ñu leen ñaanal ñu génn si ak jàmm mais ci loolu Safia dëkk yi nga xam ni ñoom la mbas mi gën a raal si jamono yi ji ñu toll cas yi fi gën a nemmeetu mooy Louga tey ñoo jël raw gàddu gi ñu ngi toll ci 16 cas maanaam fukki doomu aadama ak juróom-benn yoo xamante ni nemmeeku nañ fa li nga xam ne mooy mbas mi bi ci topp mooy Mbour nekk ci région bu Thiès Petite Côte bi 14 cas lañ fa nemmeeku muy fukk ak ñeenti doomu aadama yoo xamante ni ji nemmeeku nañ fa doomu jàngoro bi Dakar Plateau moo ñëw 3e position daal di am li nga xam ni rek mooy 10 cas muy fukki nit yoo xamante ni amee nañu doomu jàngoro ainsi de suite ak yeneen dëkk yi nga xam ni mbas mi feeñ na fa ci gox-goxaan yi li ñu ci mën a jàng rek Safia mooy mbas mi bu ñu ko xoolee dafay jógee ouest di dem vers l'est et ça se fait ñu koy ça se fait comprendre ci li nga xam ni mooy jëm ci ni mbas mi doxee jëm ci penku bi jóge ci saw bi dem penku voilà moom la ñu noonu la ñu koy waxee j'y arrive voilà ñu koy wax ouest est n'est-ce pas voilà j'arrive bu ko defee loolu nekk na loo xamante ni ji dañ koy mën a comprendre ci ñi nga xam ni boo xoolee couvre-feu bi mi ngi laal ñaari région à savoir Thiès ak Dakar donc mais li couvre-feu bi doon daw yépp cas yi ñu doon gën a nommeeku dañ koy gis ay côté Kaolack voilà léegi Kaolack xaw na wàññeeku mu ngay dem booru Louga tey moo jël raw gàddu gi daal di wàcc ba côté Mbour kon feebar bi day tourner mi ngi ci dëkk bi di tourner kon ñu ñaan yàlla rek de jour en jour affaire yi gën a wàññeeku ak précaution yi nga xam ni
ministère de la santé di gën a ñaax askan wi ci matukaay yi nga xam ni que ça soit individuel ou collectif ñu bàyyi xel ci raxas loxo yi. ñu bàyyi xel ci takk masque yi. ñu bàyyi xel également ci distanciation bi comme maag yow ni ñu def nii 1 mètre xam nga ñu bàyyi xel tamit ci daje yi rajo cérémonie yi lépp loo xam ne waaw lépp loo xam ne day dajale doomu aadama mu war a mën a maanaam kii mën a yokk li nga xam mooy feebar bi rek ñu moytu ko voilà surtout ci li nga xam ne tamit mooy nuyu bi joxante loxo bi accolade yi xam nga Sénégal dañu macha allah dañu généreux ci côté boobu. voilà respecter les mesures barrières le reste nag ñu bàyyi ko ci loxo yàlla. voilà comme ni ko xaaj waxee nañu respecté li nga xamante ne mooy mesure barrière yi te xam ne feebar bi mi ngi fii ñu ñaan yàlla jëli ko fii xaaj su weesoo loolu bëgg naa ñu dugg ci li nga xamante ne mooy sport bi ma su ma duggee ci sport damay félicité ñi nga xamante ne mooy waa Jaraaf di encouragé ñi nga xamante ne ñooy ASC Mbour ndax gis nga ni démb rek ñu ko doon seetaanandoo ak mbokk yi gis nañ ni ASC Jaraaf moo mën ki nga xamante ne mooy ASC Mbour 1-0 la ngay indi ci sport bi xaaj. dama ciy sawar parce que man xam nga man dama sportif voilà macha allah dama bëgg sport. ci loolu dafa nekk volet bu am solo tamit ñu koy yeggee suñu mbokku téléspectateurs yi ñuy seetaan à travers la chaîne de télévision Jéeri Jéeri la télévision de la nouvelle génération. alors ci li jëm ci li nga xam ne rek moo jëm ci wàllu sport bi li ko gën a marqué tey nag dañuy ñëw dugg ci li nga xam ni mooy defetu Liverpool bi nga xam ni da koo am ci Manchester City mu nekk loo xam ne ji kenn xaaru ko woon. Sadio Mané méconnaissable kenn xamewul sax Sadio Mané dañ naa jour bi nga waree daanu dafay mën dañ lay gëlëmal alors di ko Manchester City daal di dóor bàcc yu métti sax Liverpool 4-1 alors mu nekk loo xamante ni ji tamit lu bett ñëpp la mais le football c'est pas une science exacte. voilà fi nga ko dul xaar foofu lay ñëwee mais kenn xaarul woon ni Manchester City dina dóor ki nga xam ni mooy Liverpool même bu ko doon dóor 1-0 wala 2 mais 4 daf ko écrasé comme ni ko anglais yi di waxee daf ko bett dóor ko dóor yu metti ci loolu mu nekk loo xamante ni ji yaakaar naa ni ñoom li ñu tiitare sax dañ ni Manchester City humilier Liverpool. mais xaaj côté boobu ma dinaa la ci laaj pourquoi nga ne kenn xaar ko woon garab day fekkante. waaw garab day fekkante mais xam nga boo xoolee Liverpool fi mu toll li ko soxal mooy titre bi champion bi waaw champion ligue bi moo ko kii te nekkoon na avant défaite bi moom moo nekkoon na champion mi ngi woon ci tête bi ba pare mais avec cette défaite là autant pour moi avec cette défaite day répercuter si li nga xam ni mooy yóotu bi muy yóotu titre Champions League bi foofu la ñuy waxee comme par exemple kenn xaaru ko woon parce que ak ascendance bi Liverpool toll ku ne xalaat nañu bon ñu ngi ci ay difficultés parce que dafa am ay joueurs yoo xamante ni ay joueurs faaram yoo xamante ni actuellement dañu am ay blessures loolu tamit dafa feeñ ci effectif bi mais ci lu ci mën di am tamit ni nga ko waxee rek li bar bëgg moom la mbëtt bëgg kon nag ñoom dañu jëloon engagement pour gagner match bi pour kii mais Manchester City ñëw déverrouiller leen xam nga contrecarrer leen daal leen bàccal voilà ba mu saf-saf dóor leen 4-1 mu nekk loo xam ne ji bon peut-être prochain match nous on est des journalistes bon même boo faree doo ko feeñal quoi mais prochaine fois espérons que incha allah dina renverser la tendance comme ni ñu koy waxee. voilà ci li nga xam ni tamit moo soxal sport ba tey kii di Mbaye Niang nga xam ni mooy l'international sénégalais boobu nga xam ni macha allah dugal rek lay def bu duggee ci surface de réparation rek góol bu mu jàkkaarloo di nga tiis sa fit dina dem moom nag. ci li nga xam ni moo jëm ci transfert yi dañ ko prêter clubam bii di Rennes dañ ko prêter benn club bu nekk Arabie Saoudite voilà foofu ci naar yi léegi nag la question qu'on se pose ñi nga xam ni ay jegeñaaleem nañu wala ñi nga xam ni sax ñooy yenn techniciens yi nee nañ est-ce que Mbaye Niang dem gi mu dem fa la nga xam ni mooy Arabie Saoudite boo dee xool niveau yi ci footballistiquement parlant est-ce que baax na ci moom ci mu war a continuer di intégrer tanière bi maanaam di jouer ci équipe nationale bi loolu tamit c'est une question qu'on se pose mais en tout cas du ci mën di am dinañ ko suivre parce que performance ak talent je crois que li ci am solo rek mooy joueur bi ne compétitif
waaw nay compétir une fois que muy compétir man peut-être niveau yi du toll peut-être foofu sax bu fa demee dafay gën a mën a wane boppam day gën a mën di dugal ci ñi nga xam ni ñooy ay adversaire am ci loolu tamit am na lu doy waar tamit mooy li nga xam ni mooy Marseille xam nga Marseille yi ñoom fekk leen Vélodrome dóor leen loolu c'est pas porté à n'importe qui PSG moom la def fekk leen fa bàccal leen dóor leen 2-0 mu défaite boobu nag Marseille mënuñu koo digérer parce que xam nga ni toujours entre Marseille ak Paris Saint-Germain bon derby la parce que les Bretons comme ni ñu ko waxee les Phocéens ñi nga xam ni ñooy kii autant pour moi Marseille yi boo xoolee ci li nga xam ni mooy li dox seen diggante ak Paris ñoom dañ leen di jàppee comme bu doon Sénégal fii ñu ni équipe bu Médina Jaraaf muy dajeek Njàmbur bu Louga wala genre dañuy wax kaw-kaw yi dañ leen di kii quoi chatouiller quoi voilà di leen wax ay kaw-kaw la ñu dañ leen di tuutal affaire yi surtout nag Marseille yi toujours ay bañkat la ñuy doon dañuy wan ni ñoom ñëpp France Paris yóbbulu leen dara mooy capitale bi mais yóbbulu leen dara quoi waaw parce que parisiens yi tamit foofu dañ fi xaw a kii ñoom yaakaar nañu ko juddiwul ci capitale bi wala kii ñoom français nga mais duñu la jàpp comme français intégré quoi loolu mu nekk ay kii yu nekk seen diggante mais malheureusement Marseille Paris da ko fekk foofu daal di koy dóor yu saf-sap ci foofu nga xam ni mooy fi nga xam ni mooy Vélodrome nga xam ni stade boobu du n'importe quelle équipe moo fi ñëw dóor Marseille ndaxte bu dul dara sax supporters yi rek ñoo la jëkk a tiital parce que dañu raglu comme ni ñu koy waxee voilà ci li ñu jeexale ci sport rek mooy li jëm ci ki nga xam ni moo fi nekkoon ancien international bu l'équipe nationale du Sénégal di Moussa Ndaw nga xam ni ay jamonoom ku ne xam na ni bu dee dugal rek macha allah def na fi jaloore bu ne surtout Maroc gi nga xam ni temps boobu boo nekkee professionnel génn Maroc wala Tunisie sax da ngay am benn niveau comme ni ñoom Sadio Mané nekk Angleterre ñoom Mbaye Niang nekk France genre affaire yooyu mais moom si jamono yooyu dafa ñëw ci wàllu racisme xam nga joueurs yu africains yu bari même bu dul africain sax ñi jógee côté Brésil ça que ça soit daal nga nekk koo xamante ni ji da nga laal ci nit ku ñuul dañuy ils sont victimes parfois du racisme alors ci loolu moom si la def na benn sortie bu am solo nee na moom bi mu nekkee Maroc ci naar yi nee na doon na dégg loo xamante ni ji doon nañ ko wax yu ñagas yoo xamante ni da doon wax bu match bi jeexee rek moom mu jël ay valisam ñibbisi ndax ni xol bi doon tàngee mais daf doon dem ba benn moment mu miin ko parce que boobu miinagul woon xam nga naar dañoo garaaw nu ma yàlla baal waaw dañoo buñ seen wax yooyu parce que boobu Moussa Ndaw buy làkk naar fii da nga yaakaar naar la waaw mais bi mu fay dem di yàgg dem fa di fay yàgg ba mu comprendre li naar yi wax ñu koy tekkil mu comprendre mu ni mais naar nu ma yàlla baal mooy loolu quoi xam nga voilà ndekete moom kàddu yi ñu ko doon jox noonu la ñaawe woon mais dafa dem ba habitué ko comme on dit l'habitude est une seconde nature alors dafa dem ba bokk ci ñoom mu jigi dafa dem ba ñu nekk ay am fay xarit ba dañ ko bëgg ba nga xam ne Moussa Ndaw bon dans les temps bi muy jógee Maroc pour ñibbisi marocains yi bëgguñu woon mu ñëw la preuve en est que bi mu ñibbisee ba renoncer li nga xam ne mooy carrière footballistique dañ ko mujjoon a copté mu fay nekk assistant consultant entraîneur ba bi mu nekk entraîneur nii kon kooku am na lu mu seq ak ñi nga xam ni ñooy marocains yi mais loolu lépp li ko may Safia li ñu ci mën a jàngat mooy nit ki da ngay muñ avoir le retenu dafa baax ci foo mënti nekk doomu aadama dinañ la wax lu metti dinañ la teg baat bu ñaaw mais nga muñ te xam ni yàlla am na fu muy waxee inna allaha ma saabiriin mooy maa ngi ànd ak aji muñkat yi voilà kii muñ kooku la yàlla àndal day yeex rek waaye di nga mus a am résultat bu positif demee mais bu fekkee da nga mel ni Imam El Hadj bu ñu nee xuus rek nga ni départ wala nga mel ni Safia moom day xaw a doy waar quoi voilà ci loolu xam naa ni loolu la ñuy tëjee mu def ci sensibilisation ci nouvelle génération bi foofu la doon adressé wu mun leen ñoom li ñu dund ñoom duñ ko dund te dundaguñ ko foofu lay maanaam day interpeller nouvelle génération jeunes footballeurs yeeg sportifs yeeg ñi nga xam dañuy nekk ci réewu jàmbur yi réewu tubaab yi nañu muñ maanaam racisme fi lañ ko fekk te fi lañ koy bàyyi lu ñu leen mën di wax nañu muñ nañ ko gérer te xam ni daa am lu leen tax a jóg mooy def seen carrière am li ñu bëgg ci seen wërsëg yàlla def ko ñu daal di dellusiwaat ci comme
seeni njaboot daal ak jàmm. voilà comme ni ko Hadj waxee muñ ci nit la bokk Hadj bëgg naa ñu dugg ci li nga xamante ne mooy fait divers tàmbalee ko ci ki nga xamante ne mooy suñu gawlo national su ma neexee mën a gawlo international la voix d'or Coumba Gawlo Seck bi nga xamante ne feebar da koo dab ci biir carrière musicale am mu jël décision ne dafay stand by lan nga yan information nga am yooyu tegal ñi nga xamante ne ñu ngi seetaan Jëli Jëli TV. Safia depuis une semaine on peut dire ça hein. Voilà, on se focalise sur cette information venant d'une grande diva de la musique, je ne dirais pas sénégalaise, mais de la musique africaine, à savoir ki nga xam ni mooy suñu sœur Coumba Gawlo Seck mu nekk loo xam ne ji lu ñuy mettit lu la voilà en tant que sénégalais mais en tant que être humain ku si nekk li ngay yëngatu soo sañoon da nga koy def ci li nga xam ni noonu nga ko bëggee ba karaa nga àgg fi nga war a àgg kon à mi chemin su fekkee ni dem nañu ba yàlla def mu am tolof-tolof ci d'après information yi ñu jot mu defoon benn opération ci feebar bu ko daloon bi mu defee opération boobu nag ci séquelles yi mu am ay séquelles yoo xam ne ji dafa touché yenn organismes yi nga xam ni mi ngi nekk ci côté veine yeeg genre affaire yooyu d'après ce qu'elle a expliqué ou bien d'après ce qu'elle a donné comme information alors mu nekk ci li nga xam ni bu fekkee lu am la lu metti la quoi qu'on puisse dire c'est une grande chanteuse qui a défendu dignement partout dans le monde les couleurs musicales sénégalaises et la culture africaine d'une manière générale dans le monde kon kooku bu lu mel ni bu ko dalee dañ koy ñaanal yàlla mu génn ci ak jàmm su fekkee yàlla tudd na ko mu tene ak jàmm ba dellusiwaat parce que ñi nga xam ni ñooy sénégalais yi soxla nañ ko surtout ay fansam tamit bëgg nañ di dégg voix am parce que c'est pas pour rien qu'on l'a surnommé la voix d'or kon c'est quelqu'un boo xamante ni ji su demee ba def sortie bi génn pour retirer wu pour le moment sur la scène musicale dafa nekk loo xamante ni ji ñu wax ko ñu bañ ko wax metti na trop metti na parce que c'est son gagne-pain mu nekk loo xamante ji également am nañ yaakaar ni bu yàlla defee li nga xam ni mu suivre traitement yeeg yooyu mën na dellusiwaat parce que du moom moo ko jëkkee te du ko mujjee am nañu gis nañ fi ñoo xamante ji ay footballeur lañu amoon ay blessures garaaw ñu topp leen ba ñu ñëwaat bu ñu fàttali ko kaaw Kalidou Fadiga metti woon na trop waaw loo xamante ji xol la muy dem bañ ñu saye mais avec les médecins dem na Fadiga bi mu kii feebar boobu footballaat na quelque temps door a bàyyi waaw footballaat na quelques saisons door a renoncer li nga xam ne mooy carrière am kon ak yeneen yoo xamante ni ji dafay faral di feeñ surtout ci artistes yi soo bàyyee xel ki nga xam ni mooy artiste bi nga xam ni man dafa nekkoon koo xamante ni su doon way dafa may neex parce que man dama sénégalisé ba nga xam ni su ma gisee compétition amee wala dara amee xam lu may jëkk a xool vert jaune rouge étoile au fond du zone non damay xam nga patriote damay bëgg di gis sama drapeau man voilà muy lépp nag muy athlétisme ay temps je me rappelle temps booy ay Ami Mbacke Thiam bu doon daw nii damay kontaan damay jig bu ñu fanee drapeau Sénégal damay kontaan xam nga bu ñuy wane tableau kii bi tableau affichage compétiteurs yi damay xool bu ma xoolee bu ma gisee vert jaune rouge étoile au fond du milieu jaune rek damay kontaan man fi ma toog damay kontaan rien que dara xewul damay kontaan muy basket muy lépp damay kontaan parce que man c'est dans mes veines dama sportif bon du coup mu nekk loo xamante ni ji tamit Nicolas Mené kenn mu xam ni dafa nekkoon ci groupe Africando ak suñu papa jooju nga xam ne yàlla def na génn na àdduna Medine Diallo xam nga groupe Africando bu ñu ko doon wax c'est le groupe mythique de la musique africaine ci li nga xam ni mooy salsa xam nga ñu défendre ci nga xam ni foofu como du fa dugg mu nekkoon foo di way
Aïcha bu xale te très jeune bu ñu ko musaa dégg bu mu ko musaa dégg nii ci rajo wala ñu teg ko kii ci télévision bi da nga doon savourer de telle sorte que il y a de la musique qui se passe au fond de ton cœur mu nekk loo xamante ni ji tamit ça peut arriver à n'importe qui kon ci côté Coumba Gawlo pour le moment annoncé na retiré wu na ci scène musicale bi dañ koy ñaanal yàlla rek yàlla def baat bi dellu si ba mu mën a delluwaat di bégal askan wi waaye di défendre li nga xam ni mooy maanaam couleur musicale sénégalaise partout dans le monde ak la culture africaine. merci beaucoup Hadj lii la ñu amoon lu leen indi ci li nga xamante ne mooy fait divers mais jeexagul Hadj. balaa may tëj fait divers bëgg naa féliciter ki nga xamante ne mooy El Hadj Keita ci single bi nice na trop vraiment gis nañu vues yi tamit bari na xam naa ki nga xamante ne mooy suñu monteur bi kalaf dina ci def ay affaire yu garaaw léegi nii rek ci kanam mais tamit Hadj gis nañ li nga xamante ne ci biir showbiz bi mi ngi xaw a doy waa temps yi muy diggante Wally Seck Sidi Diop ak Tarba Mbaye gis nañ ne xale yi ñu ngi li yàgg na ci showbiz ndax dégg naa sax ñu ne ba jamono yi ñoom number one ñoom Youssou Ndour boobu man juddooguma lii yàgg na ci showbiz nit génnee dara nga toppandoo ko wala nit génnee dara nga génnee lu ko gën a garaaw pour yow tamit nga sa buzz yokku yàgg na ci showbiz mais dañ leen di wax rek vous êtes encore des jeunes ki nga xamante ne mooy Wally mooy seen kilifa mooy seen mag topp nañ ci ginnaawam mais it Wally it bàyyi mayal xale yi tamit yoon ñoom tamit ñu jël seen wàll ci li nga xamante ne mooy musique sénégalaise su weesoo loolu tamit gis nañ tamit temps yi xale bi nga xamante ne mooy Astar mooy la fille qui se ressemble à Viviane man Astar ba ma ko seetaanee tout récemment avant-hier waaw l'américaine gis naa ne macha allah Viviane buy ñëw la fan si Viviane yi nag nee nañ defagu fi dara bu mu ñëw rek di tëkkale boppam ak Viviane lépp ci showbiz la nagam Sidi Diop mii bu dee békki dem mooy ñaay mooy teganteeg mbagg ak Wally Seck kon Astar war na mën a teganteeg mbagg ki nga xamante ne mooy Viviane xale la Viviane yaayam la du magam yaayam la mais bon mi ci yoon bi su weesoo loolu tam gis nañ ñi nga xamante ne mooy Dip ak King Baba Ngaaka Blindé vraiment lépp ci art bi la lépp ci showbiz la ndax bu Ngaaka génnee King Baba àdduna bi yëpp rambaxloo ñu jékki-jékki Dip ñëw teg ci leneen donc lépp ci biir showbiz lay xewee ñu leen di wax rek jaru xeex jaru xuloo jaru saaka na ku nekk jël sa yoon ku ci nekk nag ki nga ci bëgg a tegalante mag pour xool noo mën a avancer yow la concerné mais na rafet bu dara ñaaw comme ni ko suñu yaay Coumba Gawlo Seck waxee. musique compétition ku nekk am nañu la saf et je vous dis une chose avant-hier bind naa ko ma ni diggante Wally Seck ak Sidi Diop ku ciy wax ci loo xam ndaxte Sidi Diop am na ñu mu rusloo lu tax am na ñu mu rusloo yow mooy mars Papa Thione boobu Mborodi autant pour moi da koo jël wayaat ko way bu neex kon yaakaar naa ni su amoon benn xaarme yàlla wala benn safara bu dox seen diggante kon du jël woy Papa Thione di ko wayaat kon nañu tey gisee ñoom peuple bi maanaam fans yi ñooy nekk fii di jaxase di ruube mais ñoom seen biir xamante nañu xam nañ kii Thione kii nu mu tëdd Wally Seck moo la gën a xam ni Sidi Diop dafa mën a way Sidi Diop moo la gën a xam ni Wally Seck yàlla da koo may fi way da koo donn ci deretam la nekk est-ce que ma xamal la benn affaire Sidi Diop du géwél ñu bari fi mu toll nii xam Sidi Diop du géwél Sidi Diop dafa yàlla moo def don la muy way mais Sidi Diop amul yaayu géwél amul papa maamu géwél amul ñu kii Sidi Diop waa Tiwaawoon la xam naa li ma lay wax bu baax xam nga Sidi Diop yàlla moo ko may mu mën a way yàlla mooy maye te may na ko mi ngi mel ni footballeur boo xamante ni ji papaam mosul nekk footballeur yaay mi mosul nekk kenn mosul nekk footballeur si famille mu ñëw rek judd rek loolu talent lay doon yàlla moo koy may bu laalee bal rek da ngay xam ne lii don la yàlla moo koy def si nit Sidi Diop noonu la mel si way voilà kon benn appel bi ñuy def rek Safia comme ni nga ko waxee sànq rek mooy nañ delloo si xel yi te xam ni ñoom ñëpp ay Sénégalais lañ comme ni ñu koy wax na mag topp rak comme autant pour moi na rak topp mag déggal waajur yi ndey ak baay loolu suñ ko defee rek affaire bi day nice quoi kon fii xëccoo ak maa fi mën ak yooyu amu fi ku si nekk defal li nga xam ni mooy maanaam honoré musique Sénégal ci àdduna bi ak fépp fu ñu mënti dem loolu mooy l'essentiel bi mais maa fi nekk ak maay jiite ak maay kii ana Pape Diouf mooy seen mag kenn déggu ko ci coow donte moom it jotoon nañ ko fee boole ak Wally Seck mu génn rusloo leen ñoom ñëpp kon nañ bàyyi ruube yi nañu bàyyi jaxase bi te xam ne ñoom seen biir xamante nañu ku ne xam nga looy peser ku ne xam nga kii kon li laay war a sool yi man mbokk internet yi fan si Sidi Diop ak fan si Wally Seck ak Tarba Mbaye ak Dip Doundou Guiss gi Ngaaka Blindé wàcc leen level yi nañu wàcc level yi ñuy yéeg di yéegal ay niveau kii moo fi man kii moo fi ne yooyu
ki fi nekk ak ki fi nekk loolu bu nit ñi dégloo dinañ xam ku nekk am na ku la saf la vie passe les fleuves coulent la vie continue voilà kon loolu laay tàggatoo mbokk yi di jaajëfal ñu jaajëfal suñu mbokku techniciens yi CLAF ay moom it remercier ci participation bi nga xam ne mooy pour réaliser ce rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi comme Safia l'a dit à partir de telle heure comme vous voulez ah voilà ñi daal di ñëw ànd ak yéen ci li nga xam mooy actu du jour lépp luy actualité lu xew ci biir réew mi ba sax bitim réew dina leen ko indil incha allah. ngir am information yu wér te wóor abonneel Jéeri Jéeri TV bés